amul lenn lu ko ñor lu dul jël Ndakaaru defar waaye defar Sénégal ba mu rafet kon incha allah taala monsieur le maire ñu ngi lay ziar di la gërëm di la wax ni première étape bi dañuy ziar Kujabi, udah pasti. Bakal tembik. Oke. Ñu toog nii parce que ñu toog te ñun jigéen ñi mën nañ toogee nii Assalamu alaikum wa Wakam. Assalamu alaikum wa Wakam. Dégguma leen de assalamu alaikum wa Wakam. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di dalal bu baax monsieur le maire monsieur Barthélémy Diaz King Gaïndé di dalal monsieur Omar Rémy Touré di leen nuyu di ziar leen bu baax a baax di leen wax ne dal leen jàmm fii ci place mosquée de la divinité ngeen dal jàmm itam ci quai de pêche bu Wakam donc di wax ne programme bi dañuy njëkk a jox ki nga xam ne mooy Mbaye nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ci biir Yewwi Askan Wi di ko jox kàddu gi mu dalal sunuy gan salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñi fi ñëw ñëpp di sant Barthélémy Dias Omar Rémy Touré ak Goudiaby ak Binta Diène bu ma limee damay juum di lim tamit baana yi ci tefes gi ñu am jom lañ ñoom xaaruñu ci kenn lépp ñoo koy defal seen bopp ñoom dañu pare démb te tey door a ñëw kon ku leen jàppale sa bopp pêcheurs yi ñu ngi fi CLPA yi paa yee ngi fi Pape Ngalla Gueye ñoom Pape Abdoulaye Diop ñoom Papa Younous ñoom ñëpp su ma limee damay juum ndax ñoom ñooy magu tefes gi organiser nañ ba ku mën a ñëw ci seen waaw ngay toog ñoom Gora Gueye ñoom Latir ñoom ñëpp bu ma limee damay juum suñu soxla nag ñun dañ koy wax ndax maire bu fi toog gisuñu suñu bopp bi ñu gisee Yewwi Askan Wi ñun ñëpp ñu jébbal suñu boppa xam ne ne fii la dëgg gi ne te ñii ku leen jàppale sa bopp gannaaw ko ñoom la fi nekk te yàlla ñoom la fi teg ñoom ñoo am programme bu assuré bu nit mën a teg nañ leen jàppale bu ëllëgee bu ñu faloo ñoom ñu mën ñu gestu ndax géej gi boo xoolee trottoir bi but ba but plongeurs yi amatuñu fu ñu soobu ndax tracteurs yi ñu ngi liggéey du pousse muy dem ci géej gi kon loolu yëpp day rey environnement bi ci tefes gi
te loolu Barthélémy Dias mi laa koy jagleel moom mi nekk Mermoz waaw ndax fu nekk dem nañ fa amuñu fuñ koy jooytoo te fii lañ koy jooytoo ku ñu jàppale nag ñu jàppale la ñun amuñu kenn tefes gi la ñu am ak jigéen ñi ak pêcheurs yi dem liggéey ñëw toog waaw ku ñu yëg ñu yëg la ku ñu yëgul duñ la yëg ku ñu jàppale nag foo dugg ñu dugg fa merci. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di leen dalal di leen wax Talfadal ngeen dal ak jàmm asalaam si tefesu Wakaam di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant nag di nuyu ñëpp si seen tur ak seen sant bàyyiwuñu kenn ñun les femmes Calabas di plage de Wakaam ñu ngi dalal monsieur le maire mi nga xamante ne mooy Barthélémy Dias ñu ngi lay dalal di la ñaanal yal na la yàlla dalal ak jàmm te yàlla jox la réew mi si jàmm asalaam bu fekkee moo gën si yow man may wax ne ñun ñi nga xamante ne ay ndaw lañ ñu ngi gis li nga xamante ne yow yaa ngi koy def si biir Sénégal parce que ndaw boo xam ne ne fenuloo rek tey wax te yàlla tax di nga xamante ne Barthélémy Dias batteur la ndax nekk moom bañkat la boo xam ne bii si Sénégal gi lépp loo xam ne yàq la moom dafay bañ di bañ ba dee man li may wax nii mag ñi xam nañ ko xale yi xam nañ ko peuple Sénégal bu ñu iñaanul xam nañ ko parce que secret yu bare ngi nii si biir état lëndëm na lool si bopp nit ñi wante moom grâce à moom moo ko leeral wante jeune bi nga xamante ne bëgg nga sauver sa dëkk ëllëg man ne xaw ma ndax mën na liggéey Sénégal ëllëg loolu yàlla moo ko xam mais nekk na bañkat boo xam ne boo leen jënee Sénégal takk si loxoom wala ngeen jël Ndakaaru gii ngeen xamante ne saccagé nañ ko ngeen takk si loxoom incha allahu rabbi yàlla dina def mu jubal ko si jàmm ak salaam si man sama xalaat bu gàtt rek laa waxe ñun nag jigéenu tefes gi nekk nañ ñoo xam ne dañu ànd nekk benn say ñun képp ki nga xamante ne mooy suñu président temps Assetou Faye mii bëgg na loo xamante ne dafa avancé loo xale yi bëgg lu ñu jëme kanam. jooy amul benn boutique buy jaay fii magasin buy jaay matériel de pêche ça n'intéresse personne waaye ñun bokk na ci suñuy xalaat association tey ñi nga xam ne ñoo daje fii di comité de gestion bi ñu ngi xalaat nu ñu formaliser waatee association wu jigéen ñii ba nga xam ne te Goudia bi lañ ko sant loolu dana tax ñu éligible ci subvention pour seen fonctionnement wu bopp am na leneen lu ñuy gis ci sunuy voisin muy ne mairie bi weer bu ne dina lijjanti ba jël ñaari moteur joxe weer bu ne mu tegg ñeneen ñaari moteur joxe te du lu jafe bu jafee waa ji dooleel ñu ci kon yaakaar nañ ne beneen xalaat bu ñu amee te xam ko ci li ngeen di dund am ngeen chambre froide waaye da ngeen soxla nag di mën a congeler sunu arab yi ne woon dafa yàqu unité de congélation bi budgétisé nañ ko te boole ko sunu programme war ko wàccee fii dana tax muy congeler li ngeen soxla ginnaaw gi tamit ngeen am usine buy defar glace loolu dana yombal jafe-jafe yi beneen bi mbir bi xaw na xat lii duuf si naka lii duuf si nag bi yëpp xajul si cin gi mbalit yi ñuy sànni muy jóge si wasintóor yi mbalit bii di jóge si élevage yi nga xam ne mooy ginaar yeex yooyu ñun amee nañ si xalaat pour def fi unité buy defar méthane ak gaz mbalit yooyu am na nuñ koy defaree te bis bu ñu toogee incha allah dinañ si waxtaan ak yéen li ñu war a waxtaan yëpp danañu jaar saafonte yéen jël benn ngoon àndax Mbay Sarr ak waa tefes bi wax leen programme bi ñu amee yëpp wàllu suuf si bëgg ngeen mu leer dinañu ñëw fexe tamit ku si nekk la nga war a jot nga jot ko ci ni mu gënee bi ñuy daanelee nag tey mooy ne vote bi ñaar la te King Gaynde dina si ñëw votel ñu rek dana des waaye booy voté dóoral Yewwi Askan Wi Wakaam boo tourné waatee dem xool Yewwi Askan Wi département de Dakar parce que si fonds de dotation am mooy tax ci programme de ville am yi mu ñu mën a dimbalee mën a ñëw
waxu nag diw Lebu laax yooyu du ay wax depuis 2012 ñu ngi fi gisuñu luñ ñu defal kii leen gis ne mooy Lebu ndaxte deretu Lebu la yor xolu Lebu la yor njàmbaaru Lebu la yor kon nag nañu dëggal suñu bopp fii dëggalaat ko biir Ndakaaru bu ñu paree 2024 botti gaa yi Sénégal changé kon nag bismillah monsieur le maire. asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam ñun waa Wakaam ñun tefesu Wakaam laay waxal kàddu tefesu Wakaam laay waxal ñu nga xam ne ñooy liggéey fii du daan suñu doole fii yaakaar ka fii ñu ngi si période élection ku ñëw dañuy dig wax li ngay wax dem te boo faloo duñ la gisaat te ñun loolu dépassé nañ loolu dañ bëgg koo xam ne bu ñu diggee bu ñëwaatee mu jof ñu gis jamono yooyu lañ toll fii manqué na ay frigo amuñu fi auto transport manqué na fi mareyeur lu bëri amuñu benn matériel glace dañ bëgg nga ne ba yokk pour jënd glace te loolu lu metti la de deux suñu géej gi mu ngi nii ñu jaay ñun ñun boog yaakaar du si géej parce que gisuñu lu am si géej gi yëpp jaay nañ ko loolu ñu ngi koy xeex pareeguñu di ñaan yàlla Barthélemy bés boo toogee maire Dakar incha allah nga jàppale waa Wakaam Omar Rémy tamit yàlla bu defee tamit nga jël maire Wakaam nga jàppale waa Wakaam jàppale jigéen ñi Wakaam yi jàppale kee Wakaam bi ñu gis ñëpp ñu sant suñu boppa wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ñu ngi nuyu monsieur le maire Bathily ñu ngi nuyu Omar Rémy ñu ngi nuyu monsieur le maire Goudiaby ñu ngi nuyu suñu frère Diagne ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi nuyu Binta ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ñu ngi nuyu suñu xalifa mi nga xam ne mu ngi toog si wet gi à suñu papa Younous Sarr di nuyu seen délégation bi yëpp di nuyu suñu frère bi si ginnaaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne KDPS bi daal mu ngi nii jigéen ñaa ngi nii pêcheurs yaa ngi nii taxaw di leen wax ne fii seen dëkk la comme ñëpp ni ngeen fi bokkee moo tax tey ngeen ñëw fi pour ñu wax ñu seen situation donc ñu ngi leen siy remercier bu baax a baax ñu ngi leen di dalal di am contenté bu baax di wax ne ñun ay mool lañ géej lañ am géej lañ yaakaar baana yi ngeen gis nii tey mool yi buñ demee ñëw li ñu indi ñoom si la ñuy suturlu di wax ne suñ bërëb bi nag dafa neex a fàtte mais secteur bu am solo la si politique mais en général politiciens yi dañ si dul bàyyi xel di wax ne secteur bu jërë jàppale la parce que employé bi fi nekk dafa am doole torop mais xëy na politique Sénégal tax na ñun dañuy neex a fàtte parce que ñun tey boo gisee li ñuy daj si géej dem ba am ay jafe-jafe xëy na état dañu desee bàyyi xel di wax ne monsieur le maire bés bu la yàlla tegee fii si boppu askan wi nga bàyyi ñu xel bu baax a baax parce que ñun géej lañu yaakaar am na ay manquement yu bari comme ni la ko Mbaye waxee comme ni ko Goudiaby waxee soxla nañ ñu jàppale bu baax a baax di wax ne Omar Rémy tamit moom am na yaakaar si Wakaam am na ay programme si Wakaam comme niñ ko waxee acteur de la pêche yi ñu ngi xaar bés bu nga xamante ne nii yàlla def na nga nekk maire Wakaam ñu bañ ñu fàtte jàppale ñu bu baax a baax. jërë ngeen jëf macha allah animation bi rafet na ñu ngi nuyu suñu yaay yu baax yi di nuyu suñu jigéen yu baax yi di nuyu kilifa yu ñu fi fekk di nuyu tamit président yu fi jot yëkkati ay kàddu ñu ngi nuyu délégation Yewwi Askan buñ fi fekk si tey te suñu candidat Omar Rémy Touré di ko jiite di leen di ziar bu baax a baax di nuyu tamit imam yi di nuyu ñëpp xaw ma nag est-ce que micro bi la wala ma jël beneen bi bii moo gën wala bii moo gën bii voilà
donc mbokk yi daal ci gàttal tànki dox mbokk la dañu ñëw tey pour fësal suñu tànneef moo nekk nii tànneef bi nag dafa am lu ñuy woy identité bi mooy picc bu ngeen di gis nii mooy picc buy dagg bu mu jaam bi picc nag buy dagg bu mu jaam bi dafa am solo parce que dañu woote yeewi askan wi lañu sonn askan wi lañu tay te lii di fulla lii di fayda mooy dañu nar a yeewi askanu Sénégal loolu mooy dëgg yéen nag mool yi du ma sore ci wax ci parce que yéen nguuru Macky Sall daf leen respecté wul parce que jël géej gi jaay ko tubaab bi pendant 10 ans ci juróom-ñaar xaw ma juróom-ñetti milliards euros yebeel du passé loolu moo tax wolof Njaay ne pesum kanam borom a koy fajal boppam lu may wax nii dama bëgg ngeen may ma tuuti lu may wax nii dafa am solo élection bi du élection wu maire kese élection bi mooy premier touru élection 2024 waa ji comme xamul na ni que 3e mandat dañ koy tere Sénégal fii la ñu fas yéene jaar mu xamal ko ne que 3e mandat dañ koy tere Sénégal su ci yàlla àndee incha allah ci mois de juin 2022 incha allah dinañ am élection député yi nag mooy élection législative élection boobu mooy nekk 2e touru élection président bu 2024 suñ ko dumee ci janvier bi ñu dumaat ko ci mois de juin xanaa nag boobaa ay mbokkam woo ko ci ruq ne ko nag 3e mandat dañ ko fiy tere moo tax mbokk yi élection bi am solo dama ne Macky Sall laay waxal man bëgguma xam fii kan mooy candidat su ma yónneewu ci ñun mooy ñun njabootu Ousmane Sonko ñun njabootu Khalifa Sall ñun njabootu Serigne Moustapha Sy bu PUR ñun njabootu Serigne Mansour Sy Djamil bépp doomu gor laa wax bépp doomu gor bu gëm yàlla ak gëm ëllëgu Sénégal dugal nga sa loxo ci liste bi kon nag lu ñuy sàkku ci yéen mooy ñaan wante tamit lu ñuy sàkku ci yéen mooy ndimbal da ngeen di jàppale seen bopp ñun dañuy woote contre Macky Sall képp ku takk ci njabootu Macky Sall duñ la woteel parce que amul ay dama am programme bi dama am programme B dama am lii dama am laa dama ne Macky Sall ci boppam moom moo jóg fii dem ba xalaat jël lu mel ni mairie de Dakar sayal ko Macky Sall moo dem ba xalaat jël bic ak feuille jël maire de Dakar di ko nommé par décret présidentiel ndax lan ndax xeeb Dakar Macky Sall jël tànneefu Dakar mu nekkoon Khalifa Ababacar Sall mu dëkkaloo ko fu mu dëkkul jaay ko doole sandi ko ci kaso bi ñu fekk Khalifa Sall ci kaso bi dégg ko suñu mandat député mu fokkatiwaat mandat député bi ci loxo Khalifa Sall doyul tey Macky Sall jaay na aéroport Dakar suuf si mu koy tong-tonge Macky Sall tey Dakar di capitale du Sénégal stade sax fu ñuy football amul Dakar Macky Sall xeex na askanu Dakar xeex na mairie Dakar ba di xëccoo ak mairie Dakar ay mbalit Macky Sall xeex na mairie Dakar ba xëccoo ak mairie Dakar kan mooy aménager place de l'Indépendance wala place de l'Obélisque xeex na askanu Dakar xeex na mairie Dakar ba fokkati marché Sandaga ci loxo askanu Dakar ak mairie Dakar ci lan ci jaay leen doole dama ne man de Barthélémy Dias ku ma xeex ma gis suma bopp ma xeex la moo tax ñu ne élection yi ñaari kees mooy am ñaari kees benn kees gi Oumar Rémy Touré bii moo ko moom mooy suñu mbër mooy mbëru Ousmane Sonko mooy mbëru Khalifa Sall mooy mbëru Barthélémy Dias fii biir Wakam te moom nag wax dëgg yàlla moom du jaaykatu suuf xam ngeen fu may waxee du jaaykatu suuf waaw man nag Barthélémy Dias beneen kees bi man maa ko moom daanaka su ngeen duggee ci urne bi pour wote balaa ngeen di génne pour ñibbi seen kër dañuy sàkku ci yéen ngeen sandil ñu xob bi ñaari yoon ci kees yi benn bi ngeen dugal ko ci keesu Wakaam
Omar Rémy Coly beneen bi ngeen dugal ko ci keesu mairie Dakar mooy Barthélémy Diaz man nag dama bëgg a wax ci leer man lu may wut man lu may xeex ak gor yu ma àndal yemul ci mairie 2024 laa wax Sénégal dina soppeeku parce que Sénégal dafa nar a soppeeku loolu may wax ci kon nag ruus naa man Barthélémy Diaz ma ñëw fii jàkkaarloo ak ay mbokk jàkkaarloo ak ay dëkkandoor di leen di wax lu ma dul def di dellu siwaat fi 2024 ma nar a sëgg duma ko def moo tax ñu ngi liggéey suñu programme lu ma bëggoon wax rek mooy lu ñuy wooye pêche mooy napp bi xam ngeen décentralisation mooy mbiru mairie état juróom-ñeenti sañ-sañ la jël ci lu mu moom mu dénk ko mairie yi ci juróom-ñeenti sañ-sañ yooyu daanaka pêche amu ci dama bëgg a wax ci leer parce que wax naa leen rus naa taxaw seen kanam di wax ak yéen dellu siwaat fi 2024 di sëgg du ma ko def wante lépp lu mairie mën a liggéey ci mairie de Dakar ci juróom-ñeenti sañ-sañ yu ñu état dénk moo xam par exemple su ngeen toogee fii ngeen ne da ngeen bëgg ñu aménager leen géej gi loolu dafa bokk ci sañ-sañ yu mairie mën a liggéey parce que dafa bokk ci li ñuy woy compétence transférée mooy mbiru cadre de vie mooy mbiru environnement ci la bokk leneen lu ngeen xam ne tamit mën nañ ci dugal suñu loxo tey mën naa jël am naa sañ-sañ taxaw ne mën naa jënd ay moteur mën naa leen jàppale ci seen liggéey parce que loolu état may nañu ko ci sañ-sañ mooy nga mën a dimbali ay nit pour ñu mën a gën a gis seen bopp ci seen liggéey mën nañ ko moo tax ma ne leen gis ngeen licence de pêche yi yu Macky Sall jaay tubaab yi ci yéen la des parce que suñu yàlla may ndam 2024 contrat yooyu dañ koy annuler parce que c'est anodin loolu mooy dëgg parce que Macky Sall moom ci boppam lu mu def xam na bu baax a baax que tegu ko ci benn yoon bu mu koy def tamit moom Macky Sall waxtaanewu ko ak mool yi waxtaanewu ko assemblée nationale man député laa woon assemblée nationale dafa jóg jaay nit ñi maa tey ak jaay nit ñi doole ci lan ci bëgg a jàppale ay xaritam ak ay mbokkam tubaab yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci ginnaawam di ko puus di ko ruux ne ko demal 3e mandat waaw parce que nag tubaab yi lu ñuy fàtte mooy Sénégal dafa am indépendance nooteel bu ñuy woote Sénégal moo noon a dakk moo tax Yewwi Askan Wi am solo moo tax ñuy sàkku ci yéen dama ne fii ñaari liste mooy compétir bi Sénégal tey ñaari liste benn bi Macky Sall ko moom beneen bi ñuy xeex Macky Sall mooy ñun ñi Yewwi Askan Wi ñoo ko moom beneen liste bu fi mënti nekk Macky Sall ko moom wala yow yaa fi nekkal sa bopp yow képp yow rek yow dong yow kese ñun askan wi la ñuy woote moo tax ñuy sàkku ci yéen ñaan parce que yàlla moo am ndam ñuy sàkku ci yéen ñaan yàlla bu am ndam yàlla nañu yàlla may ndam le 23 janvier 2022.
Because
de Ouakam Omar Rémy Touré ak le maire de Dakar Barthélémy Diaz ñii ñooy sunu ñaari candidat il faut ñu xàmmee leen bu baax ñooy sunu maire nekk guñu campagne ñoom lu ñuy def actuellement campagne de proximité la ñuy def nii pour nit ñi xam leen et je crois que lii c'est une très bonne chose balaa campagne de commencer proprement dit ñu gis ne ñii la ñu war a àndal ñii nag ñu leen fonk lañu parce que bu leen fonk woon du fi ñëw bien que nag guddi na jigéen ñu bari fii la ñu nekkoon am na ñu bari yoo xam ne ñoo dem parce que quand même 8 heures jot na malheureusement mais encore une fois puisque réunion d'information la waruñu mun a xalaat ñëpp nekk fi déjà moom sa fii fees na tabaarkalla mais daal ñu ngi leen gërëm di leen sant ci seen présence ñuy ñaan yàlla que affaire bi mun a continuer ñu ne xamante nañu Ouakam la ñuy jéem a defar Dakar la ñuy jéem a defar te élection locale yi du élection caaxaan du xaalis moo war a yëngal nit ñi du ñu voté parce que jox nañ 5000 francs parce que jox nañ 10 000 francs ñu defar suñu dëkk bi moo ñu ëppal solo fuuf 5000 francs ak 10 000 francs yoo xam dañu koy jox. man benn exemple rek laa génne man maa doon président communauté Saint-Martin bu Comico amoon na jamono ja xam ne dañu joxoon xaalis si ay pàkk ba ñu jox xaalis bi parce que ñu dañu war a def suñu salle polyvalente j'ai obligé les gens xaalis boobu ñu jël ko dugal salle polyvalente parce que xam ne 10 000 francs ñu jox gars yi lu ñuy dépensé si ngalax moo ëpp fuuf 10 000 francs du 10 000 francs mooy dundal nit. ba ma jëlee xaalis bi ñu carrelé salle bi ba léegi carrelé ñu ngi si biir salle yi ku dugg kontaan loolu nag la ñu bëgg ci sunu Ouakam bii au lieu gars yi di séddoo ay 5000 francs 10 000 francs nañ ñu defar sunu Ouakam ku feebar na faju xale bu bëgg a dem école na dem école bu ñu bëggee assurer sécurité nañu assurer sécurité mu bañ a nekk la xam dañ koy caaxaane di xaar réellement ay nit ñi di ñu jox xaalis yu demee noonu kooku war na nekk ci xelu nit ñi sunu bopp la ñuy defar sunu dëkk la ñuy defar nit nag amul fenn fu dul dëkkam man bu njëkk ba Thiès laa doon politiquer mais quand je me suis rendu compte en fait que Ouakam laa dëkk je mets tout pour Ouakam j'ai pratiquement arrêté la grande politique pour m'occuper de ma localité c'est un peu comme ma paroisse quand la paroisse appelle je suis là quand Ouakam appelle je suis là fii laa dëkk tar dara bu ma jotee sama dëkkandoo yi sama mbokk yi laa jëkk gis balaa kenn di ñëw donc loolu moo tax ma leen di remercier di leen sant ci seen présence di sant monsieur le maire Barthélémy Diaz parce que encore une fois démarche yu muy def bare na mais lu tax mu ñëw fii dafa am considération si ñun waa Cité Avion Cité Avion mooy quartier bu gën a populaire ci Ouakam mais c'est le quartier le plus pauvre aussi monsieur le maire dugg nga biir Cité Avion xam nga tali bi nu mu demee yoon bi nu mu demee boo xoolee rek xam ne même pour defi commerce c'est un problème parce que gars yi dañoo jaay nii rek bàyyi gars yi def lu leen neex fii genre cité dortoir la dañoo war a weesu village on est en ville Ouakam c'est une commune bien connue foo dem ci àddina boo nee Ouakam day feeñ am na commune d'arrondissement ya nga xam ne wallaahi Ouakam moo leen gën a populaire mais lu tax Ouakam gën a dellu ginnaaw pourquoi parce que ñuy jiite ñoo baaxul nañ wax dëgg nañu changer mentalité xalaat la ñu war a changer suñu bopp ne na génn sàcc xaalis na génn ci dëkk bi waaw gis nga inondation bi c'est extraordinaire au 21e siècle en plein Dakar waxuñu banlieue ici c'est pas la banlieue c'est Dakar muy inondé vous pensez que c'est normal ça on ne pense pas à nous da ngay am sa gan mu jóge bitim réew. c'est pas normal léegi nag dama bëggoon yemale fii encore une fois di réitérer sama remerciement à monsieur le maire Barthélémy Diaz à monsieur le maire Omar Touré et à toute la délégation qui est venue avec eux di leen remercier yéen mbooloo mi ci seen teewaay. asalaamaaleykum mbooloo bi bonsoir monsieur le maire bonsoir monsieur le maire di ngeen ma baal parce que yaram baa neexul man maa naroon wax mais bu ma waxee ba si yàgg damay ci roxaan c'est pour ça que je vais laisser la parole à ma sœur qui va parler au nom des femmes catholiques de Saint-Pierre
waaye ñu ngi leen di dalal ngeen xam ne ñu ngi seen ginnaaw voilà je vous remercie. maaleykum mbooloo mi merci d'accord salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyoo yéen ñëpp ñi fi nekk ku ci ne turam ak santoom ci Ndeye Mariama mu sell mi ci Noël bii ñu dugg mu ñëw teeruñu ak doomam Jésus ni ñu leen teeroo tey yéen a ne suñu kanam tey comme Jésus mi ñu teeru barki démb yal nañ ko suñu borom nangul yal nañ ko suñu borom nangul jiitu nga sa baay Jésus mi ñëw mu gunge la tey ji nga ñëw teew ci sa jigéen ñi ak say ndey ak say baay ak say doom ak say rak yal na suñu borom weccee lépp ñu bañ ci xëccoo te xëccoo du am toog nga ci sa bank ba pare ni sa baay dikkee yaa ngi sa biir bank yéene nañu la ko te dina am Saint-Pierre bii ñu taxaw ñëpp a fi ne joolaa ngi fi basaraa ngi fi njaagoa ngi fi mankañaa ngi fi portugais a ngi fi basaraa ngi fi séeréer saa ngi fi bayuma kenn gannaaw ku ma tuddul dama ko fàtte mais ñëpp ñoo fi ne te ñëpp a ko fi bokk donc suñu mbokk musulman yi doo ñëw Kizito ba nga xàmmee jullit ak catholique déedéet ñun fii ñun yëpp ñoo ko moom ñoo ko bokk lu ñu fi xewlee ñun yëpp ñoo koy bokk ba tax na nag suñu lépp moom wàccuñu ci kenn nu ñu wàcculee kenn duñu la wàcc Bart ak sama frère bi toog dañu la mus a gëm man personnel mi Pauline ma nga taxaw joola la ma nga ba ci Casamance mais comme doomu aadama dañuy dox rek moo ñu indi fay boole ñu bu ñu boolee na lépp ñëw te ñu nangu ko ñu talal suñu loxo nangu ko ci suñu borom ñu jiital la nga toog ba ñu fekk si la li nga mën nga def ko ci say jigéen ak say doom ak say rak loolu laa am ak suñu Kizito bi nga jàppale ñu ngeen jàppale ñu monsieur le maire amuñu Saint-Pierre fu ñuy jàngee amuñu ko fii école la suñu mag ji suñu jëkkër ji ak xolam gu rafet ak baaxayam musuñu bañal dara saa ñu jógee soxla fii mu ne ñu buntu baa ngi ni mu ubbi ko comme ni mu ko ubbee nii tey waaw ak suñu yoon église bi bëgg nañu doo daan bu ñu génnee église toujours problème la xam nga jigéen ak njaboot yaa ngi gestu sa gannaaw ana benn mboto bi ana benn melentaan ba yaa ngi uf ni benn tous ñu daal di ñëw rek fëlal la sànni la fële tellement dafa metti ma jiital leen loolu papa ma ñaan leen ko puisque dañu taxaw ba pare fu ñu taxaw nii duñu fi jóge taxaw nañu te pour le bon waaw moom lañu leen di ñaanal yal na suñu borom wàcce lépp ref léegi maa ngi leen di nuyu di sant bu baax lii dafay wane ne la ñu waxtaane bii passé dugg na seeni xol te dëgg la waaye comme dañ am gan boo xam ne dañ koy sakkanal maa yéen waxtaan nañu ba juboo kon dañuy jox King Gaynde mu waxtaan ak ñëpp. mbégte lool ñëw tey fekk si ndaje bi noonu seq ak yéen waxtaan bu am solo waxtaan bu allo waaw kon waxtaan bu am solo may surtout may nuyu di ko jox mention spéciale à Omar Rémy Touré ngeen tàccul ñu ko bu baax a baax ñu ngi gërëm yëpp maa ngi nuyu suma jigéen Binta Gueye laal yoon voilà Binta
ñu ngi nuyu suñu xarit monsieur Goudiaby ku lim jum wante ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp tànk yi nag lu ko waral mooy dox mbokk tànki jàmm la tànki feddali kollëre la tànki ñëw bokk yaakaar la pas bokk baakaar mais bokk yaakaar parce que ñun lu ñuy wootee mooy Dakar bu ñu bokk dund bokk defar bokk liggéey bokk tabax bokk lépp moo tax ñuy dox tànk yi fépp fu may jaar damay wax mbokk yi bu leen juum te bu leen jaawale lu ñu tax a jóg du élection maire kese Sénégal nit ñi dañu sonn réew mi dafa nar a soppeeku te incha allah dina soppeeku ci 2024 moo tax fu may jaar ñu ne ma dinañ voteel Yewwi Askan Wi ak Barthélémy Dias ci mairie de Dakar wante fii suñu gox lii wala laa mën a leen déet joxe bopparot ci làmmiñ gor moomu ko waaw dama ne Dakar Macky Sall moom la ñuy xeex parce que moom mooy xeex Dakar kon ñun lu ñu gëm mooy ñaari liste fi nekk bosam ak suñu bos te ñun dañu bëgg a am ndam ci kaw Macky Sall fii biir Dakar lu ko waral mooy moom Macky Sall moo xeex suñu tànneef Khalifa Sall fokkati ci ay loxoom mandat buñ ko dénkoon ci mairie de Dakar jaay ko doole ñu fekk Khalifa Sall ci kaso bi jox ko mandat député Macky Sall fekk mandat bi ci kaso bi fokkati waat ko ci ay loxoom tey jaay nañ aéroport bi suuf bu fa desoon dañ ko tong-tonge seen biir tey Dakar stade sax fu ñu mën a footballé amu fi Macky Sall dem na ba xalaat jël lu mel ni mairie de Dakar seeyal ko Macky Sall yebeel du passé nga dem ba foog ñu ni mën nga jël bic ak feuille di nommé par décret présidentiel lii di maire de Dakar Macky Sall doyul dem na ba di xëccoo ak mairie de Dakar mbalit xëccoo ak mairie de Dakar kan mooy aménager place de l'Obélisque wala place de l'Indépendance. Comme Macky Sall a un problème avec Dakar, Dakar a décidé de régler le cas de Macky Sall. moo tax mbokk yi wax ji mooy lan wax leen mbokk yi wax leen dëkkandoor yi wax leen soppe yi ñaari kees la benn kees bi mooy keesu Wakam suñu mbër mooy Omar Rémy Touré bu ci des mbokk yi beneen kees bi mooy keesu mairie de Dakar Barthélémy Dias man maay mbëru coalition lu ñuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla mu may ñu ndam parce que fii la ñu fas yéene jaar pour tere troisième mandat ba abadan parce que nag troisième mandat day yee fitna te fitna boobu mën na ñàkk ci kaw ñu joxante loxo bokk ndey bokk baay dox bi ci jàmm ak salaam Dakar nag dañu am yéene liggéeyal Dakar dañu am pas-pas pour liggéeyal Dakar moo tax ñuy sàkku ci mbokk yi ñaan ak ndimbal lii du ay caaxaan dëgg la nag saay bu ñuy wootee local gars yi dañ koy def yi fu nawetaan wante bii du nawetaan bii waxu ëllëgu Sénégal la moo tax na ngeen xàmmee di ràññee mën naa comprendre effectivement yenn mbokk yi am ay liste mën nañ comprendre que ñu dëkk ci dëkk juddoo ci dëkk am yéene pour liggéeyal seen dëkk loolu yëpp mën nañ ko comprendre te ñu ngi leen di ci féliciter wante ñun nous avons la responsabilité de dire aux populations quels sont les enjeux de l'heure. Nous avons l'obligation de gagner ces élections te élections yi pour gagner ko c'est 19 communes 19 communes yi la ñu bëgg a gagner te mën na nekk 2014 ba ñuy ànd ak Khalifa Sall ci 19 communes yi ñoo gagné 16 communes ci 19 communes xanaa nag tey suñu àndee ak Ousmane Sonko ak Serigne Moustapha Sy bu PUR ak Serigne Mansour Sy Djamil ak ñoom seen daanaka bépp gor bu gëm ëllëgu Sénégal dugal na ci loxoom kon nag lu ci des mooy yéen mbokk yi tamit ngeen dugal ci seen loxo parce que ndam bi mën na nekk jarul xuloo jarul xeex fu ngeen munti dem ku leen ne dinaa voter Dakar Yewwi Askan Wi wante gox bi lii wala laa na ngeen jël yéen votre temps pour chercher à les convaincre l'objectif c'est de convaincre sans contraindre bu leen bàyyi kenn te nag dinaa wax lu am solo mooy
jouru élection yi naka ñëpp déggee noonu ñaari kees la na ngeen góorgóorlu ba tous les centres de vote bépp yoon buy mënee nit ci centre de vote teg leen fa ay nit pour ñu mën a wax nit ñi ñaari kees la ñu leen di toogal ci bureau de vote yi il faut leur donner des instructions képp ku dugg voter benn yoon su bëggee génn ne leen ko déet am na beneen bu des te wax ci mooy lan suñu identité bi mi ngi nii mooy picc bu ngeen di gis nii muy dagg bu mu jàmm bi bii nii bii mooy bu baax bi bii mooy yaakaaru Sénégal bii mooy ëllëgu Sénégal parce que nag ñu bëri dañuy foowe élection te élection du foo ñu bëri dañuy foowe élection locale parce que dañuy foog ne ni affaire yi affaire bu koñ la déet affaire u koñ la wante tamit affaire u réew mi la moo tax ñuy sàkku ci ñëpp na ngeen góorgóorlu fu may daanale nag il y a eu la révision des listes électorales révision boobu passé na mooy képp ku amuloon carte wala képp ku namoon bokk ci élection yi pour mën a wote dem nga bindu ji boobu passé na maintenant nag distribution moo am distribution ba le 22 janvier nit ñi dañu nar a jóg dem ci commission yi retirer seen carte parce que kuy xeex day am gànnaay man nag maa ngi dégg ay nit yu bëri ñu ngi wax waxu programme bëgguñu sore ci wax ji parce que ñuy toog di wax waxu programme wax dëgg yàlla duñ leen tontu parce que ci njabootu Macky Sall la ñu bàyyeekoo te Macky Sall wax dëgg yàlla benn programme rek la amoon ci Dakar xeex Dakar la preuve ba Khalifa Sall liggéeyee ba am lu ñuy woowee emprunt obligataire lu toll ci 23 milliards pour liggéeyal askanu Dakar pour liggéeyal Dakar waa ji wone soxor non kooku du sax soxor kooku dama rus sax wax lu ma xalaat kooku daal Macky Sall daal ci gàttal dama ne Macky Sall ci gàttal du nit ku baax donc nit ku bon la nit ku soxor la nit ku iñaan la baaxul ci kër baaxul ci alit baaxul ci mbalit baaxul ci mbedd baaxul fenn léegi